Thiès Actu TV, l'actualité et la sensibilisation en temps réel. salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum commune de Sindia ak li ko wër salaamaaleykum également commune de Diass ak li ko wër waaye di beral nuyoo département du Mbour di beral nuyoo également waa Thiès Actu di nuyu samay camarades ñi nga xam ne ñun ñoo bokk di liggéey nekk ay socialiste ànd ak le président Khalifa Ababacar Sall maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu le DG de Thiès Actu nga xam ne moom moo waral ndaje bi tey di ko rafetlu bu baax a baax merci. dañoo gis ne yow yaay coordinateur de Khalifa Sall au niveau de section Sindia ok dañ la bëggoon laaj pourquoi le choix de Khalifa Sall. laaj nga ma laaj bu am solo pourquoi le choix de Khalifa Ababacar Sall. Khalifa Ababacar Sall defuñu moom ci choix defuñu sunu choix ci moom parce que dafa mën a sol koppati bu rafet defuñu sunu choix ci moom parce que dafa mën a wax français bu neex ou bien discours bu neex dañu def sunu choix ci moom parce que gis nañ ci moom nitu principe gis nañ ci moom ay valeurs yoo xam ni doy nañu ci moom nit ku baax la nit ku jub la nit ku honnête la Khalifa booy ànd ak moom dafa lay may nga wax ko dëgg ci moom maanaam ku lay déglu la te nit ànd balaa neex ngeen di dégloonte mu nekk nit koo xam ne homme de principe la homme de valeur la nit ku digne la nit ku intègre la yooyu moo ñu poussé ba ñu ànd ak moom. gis nañu seen leader Khalifa Ababacar Sall fan yële passé dafa nekkoon ci ay tolof maanaam ci lu gàttal nan ñu mën a analyser loolu noonu. tolof yooyu yëpp comme moom ni mu ko waxee dafa ne loolu suñu borom la neex dogalu yàlla la moom nangu na ko waaye ñëpp xam nañ ne Khalifa su nangu woon li ko parti au pouvoir di imposer du mos a dugg kaso loolu ñëpp xam nañu ko mais ngorom ak jomom ak dignitéem ak dëgguteem moo tax mu tëdd fa mu tëdd ànd ko gëm yàlla xam ne yàlla moo ko fa dugal yàlla moo ko fay génne duggum Khalifa Ababacar Sall kaso du lenn lu dul manipulation politique loolu Sénégal yépp xam nañu comme nag nee na nañ ko ci santale yàlla ci loolu man de ma part personnelle ñu ngi koy ñaanal yàlla la mu fa daj ci mettit ci coono yàlla na yem foofu. dañuy génn Khalifa national ñu ñëw mais Khalifa au niveau local par rapport à Sindia est-ce que les jeunes s'activent massivement au niveau de cette partie. alhamdulillahi rabbil alamin jeunes yi ñu ngi dugal seen loxo ñu ngi ñëw di fekk si Khalifa Ababacar Sall bu baax à travers ñun parce que gis nañu ne nit la koo xam ne liggéeykat pire la te comme ni ma ko waxee sànq nitu valeur la moo tax jeunes yu bari yàlla dafa def cofeel seen biir xol ñu bëgg Khalifa Ababacar Sall da ngay toog sax nit wala ne la Ibrahima man kat bu ma sañoon ma ñëw liggéeyandoo ak yéen loolu dañ ciy sant yàlla am na ay homme politique yoo xam ne ñu ngi fi kenn joxuñu leen baaraam pour topp leen pour liggéey ak ñoom kon ñun buñ ko amee ci Khalifa Ababacar Sall dañuy sant yàlla bu baax a baax. donc dañuy ñëw ci jeunes yi nga xam ni moom laa doon wax sànq parce que dañoo gis ni ci politique Sénégal léegi dafa war a ànd ak éthique ak déontologie te alors que dafa mel ni yéen seen bopp loolu ngeen di wéy est-ce que jeunes yi nga xam ne ñoo nekk ci commune bi ñu ngi maanaam bàyyi far beeg ñu leen di jox dara wala au profit que ñu ñëw ci yoon Khalifa Ababacar Sall parce que xam naa ni yéen maanaam éthique et déontologie ngeen di demee est-ce que loolu noonu ngi ci yéen.
bu baax muy suñu bu baax ñun politique de principe la ñuy def valeur et vertu moom la ñuy def tey ndaw dafa war a mën a dugal loxoom ci politique bu baax ndaw c'est le socle du développement développement mënul am fekk jeunes yi dugaluñ ci seen loxo tey boo jëlee au niveau de Sindia jeunes yu bëri dañu bañoon a def politique mais bu ñu wàccee sur le terrain wax ak ñoom xamal leen ne bu ñu bëggee suñu gox dox il faut que ñu dugal suñu loxo ci politique mënuñu toog tout le temps ay politiciens duñu utiliser tàccu yenu baas takk ay baas loolu dafa war a jeex ci politique jeunesse jeunes yi dañu war a assister dañu war a toog fi instance de décision yi di amee décideurs yi jeunes yi dañ ci war a bokk réew pour mu dox wala gox pour mu dox il faut que ndaw yi dugal ci seen loxo d'ailleurs am na benn penseur bu bari xam-xam bu doon wax ne baax na ci ndaw mu xam ñaar ñu ne ko ban la mu ne baax na ci ndaw mu xam diineem ak diine bu mu mën a bokk mu newaat baax na ci ndaw mu teel a xam politique ñun nag ci loolu la ñu nekk teel a xam politique teel a def politique mais def ko d'une manière digne def ko d'une manière boo xam ne bu rafet lay doon waxuñu politique politicien yi waxuñu loolu politique bi ñuy wax mooy politique de développement développement bu juste jeunes yi encore une fois de plus maa ngi lancer un appel jeune bu mu mën a doon na ñëw dugal loxoom ci parti politique bi nga xam ne bëgg na ko te doy na ko ñun duñu propagande kenn pour mu ñëw si ñun nit ku nekk na xool lu ko doy mu dugal ci loxo enfin que suñu dëkk suñuy gox suñu département bref au niveau national Sénégal mën a jëm ci kanam parce que ndaw mooy defar réew. ak politique de développement boobu noonu ngay wax tey jii dañoo gis ni les khalifistes au niveau maanaam de ci ñaari communes yi entre Diass ak Sindia dafa mel ne dafa faible la moo war loolu noonu. man jàpp ma ne dafa faible pour man ñu ngi liggéey ndànk-ndànk xam nga peut-être truc de comparaison ngay def avec le parti au pouvoir mënul nekk benn parce que ñële ils ont les moyens ainsi de suite mais ñun ku xool ni ñuy doxalee xam nga ne gaa yaa ngi ñëw ndànk-ndànk waaw. est-ce que yéen a ngi teg des programmes yoo xam ne day participer à la massification du parti khalifiste yi. Une très bonne question yàggul dara le 21 bi passé ñu ngi woon Dakar doon def benn rencontre nationale des jeunes socialistes khalifistes yàlla dogal ñu waxtaan ci d'ailleurs maa ngi nuyu de passage le président Babacar Diop nga xam ne moom moo coordonné le mouvement ADK ak yeneen kilifa également ñu ngi fa woon mais bu ñu waxtaanee tënk nañu ab liggéey boo xam ne ku ci nekk si ñun ci gox bi nga nekk fas yéene nga sóobu ci liggéey bi carrément désormais au niveau de Mbour également ñu ngi waaj benn lël boo xam ne dafay nekk lëlu départemental jeunes yi nekk ci département avec adultes yépp dañuy ñëw au niveau de Mbour ñu waxtaan xool naka la ñuy defee massification au niveau du parti. dañuy ñëw tuuti ci Sindia yéen khalifistes yi nan ngeen gisee la gestion du maire ci commune Sindia. commune Sindia man je parle à mon nom personnel man khalifiste la mais commune bu Sindia sincèrement je dis ce que je pense doxul commune bu Sindia doxul. le pourquoi doxul nag bëri na ay branches yoo xam ne ku nekk war na ci mën a joxe xalaatam commune bu Sindia man personnellement à mon nom doxul. ok
soo nee doxul parce que branche yi bëri nañu dañuy jël ci benn aspect bu ndaw muy sur le domaine politique. sur le domaine politique su fekkente ne ay ndaw yoo xam ne nee nañu dañoo conscient mais seen intérêt personnel moo leen di yóbbu donc développement du gaaw am foofu dañu waxante dëgg mais su fekkente ne intérêt population bi intérêt sa gox moo la tax a jóg di nga mën a joxoon baaraam le maire ou bien les conseillers municipaux mais lu ñu gis dafa mel ni ndaw yi nga xam ne dañu ne ci commune bi ànd ak le maire seen intérêt personnel moo leen tax a toog foofu ñun nag nekkuñu ci loolu ñun intérêt gox bi intérêt Sindia intérêt commune bi moo tax ñuy xeex mais personnellement ci côté politique loolu laa ci mën a tënk. donc gis nañu ni nga waxee maanaam ci sa côté yow dafa mel ne gestion bi doxul léegi lan moo doon le vision des khalifistes au niveau local. le vision des khalifistes au niveau local loolu defe naa ñëpp xam nañ ko ñun échéance yi di ñëw maanaam élection yi di ñëw khalifistes yi daañu am mbër ak lu mu mën a doon incha allahu rabbi daañu am mbër. daañu dem jongante daañu dem daagaan baatu askan bi parce que li ñu gis doyuñu ñun gis nañu ne li Khalifa Ababacar Sall def au niveau de Dakar bu ñu tegee sunu tànk ci ay tànkam daañu am lu ñu bëgg fii au niveau local khalifiste yëpp daañu mobiliser wu daañu doon benn dànk daañu incha allahu rabbi bokk ci élection yi loolu moom ñëpp xam nañu. yegg na suñu càppaandaw dañoo bëggoon mu jox ñu sa mot de la fin. sama mot de la fin mooy remercier d'abord Diasactu di leen gërëm di leen sant ci déplacement bi ngeen ñëw ba signé pour def interview bi di gërëmaat samay mbokk samay am di jàmm ñi nga xam ne ñun ñoo bokk naanuwaay muy le camp de Khalifa Ababacar Sall ak ñi nga xam ne également bokkuñu naanuwaay mais ñoo bokk vision politique ñooñu ñëpp ñu leen di sant di leen gërëm ñu ngi sant di gërëm suñuy responsable yëpp waaye di gërëm di beral nuyoo population bu Sindia bu baax a baax a baax a baax su fekkente ne wax nañu wax yu ñagas ñu ngi tuub te xam ne jaam moom moo matul bu dee wax yi rafet na du ci ñun ci suñu borom la asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.